leneen lu ci tegu itam bis bu jot dañuy def le tour du Sénégal avec nos correspondants ki nga xamante ni moom la ñuy fekki tey mu ngi tudd Thierno Fall nag mooy suñu correspondant nekk Louga Thierno ñu ngi lay nuyu. Pape Cheikh maa ngi lay fay. naka suba si mbaa jàmm nga fanaane. waaw jàmm rek laa fanaane. naka njaboot gi foofu ci Louga. waaw ñëpp ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. naka waa Algérie ak dëkkuwaay yi nekk foofu yëpp te neex waa kër Jili Mbaye yeeg ñoom seen. ñëpp a ngi ci Algérie montagne cox na kër Serigne Louga ñëpp a ngi ci jàmm. super alors Thierno lan moo xew tey Louga. waaw Pape Cheikh mën nañu commencé rek ci journée de la femme bi nga xam ni démb la ko commune bu Louga mujj célébré. ndax dañu amoon ay yeneen xew-xew ci 8 mars bi muy ay xew-xew yoo xam ni ci wàllu diine la. donc ñoom ñu mujjoon ko indi démb lañ ko célébré ànd ceeg madame la maire Aminata Mbengue Ndiaye. ci wàllu diine aussi comme ni ma ko waxee léegi nii moom moo taxoon ajandi xew-xew boobu ba def ko démb bokk na ci kàmmu soxna Astou bu Louga. donc nga xam ne ni ci war famille kër Serigne Babacar Sy bu Louga ñoom ñoo ko doon amal. donc di ci màggal guddi ko yonent bi. ba tey rek ci wàllu diine boobu ma lay wax nii am na benn journée xasida bu nga xamee ni ci ay jeunes yoo xam ne dañuy yëngu ci lu toll ci ñaar fukki daayira ak benn nekk fii ci diwaanu Louga. ñoom tamit ñu doon def benn journée boo xam ne dañ ci doon sargal Xaadim Rasul donc di ci jàng ay xasida ak wàcce ay alquran. beneen bi dañuy jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu taxawal fii ci Louga benn comité boo xam ne day xeex lu jëm ci maanaam tabagisme. ndaw ñi nga xam ne ni ci dañuy jëfandikoo cigarette boobu nag dañ ko fi taxawal ngir mën a sensibiliser ndaw ñi ci li nga xam ne ni ci mooy danger yi nga xam ni lépp mi ngi jóge ci cigarette waaw donc beneen bi tamit ci wàllu wér-gu-yaram la ndax ku ne xam na ni salte maanaam ci li ñu day indi jàngoro ba tax ki nga xam ne ni nag moo doon son excellence ambassadeur des États-Unis ñëwoon ci village Lompoul ngir sensibiliser nit ñi ñu setal plage yi nga xam ne ni dañuy luñ ci jublu mooy aar alom bi ci wàllu aussi ci wér-gu-yaram couverture maladie universelle ñu koy wax jamono yi donc ñu amoon benn formation moo xam ne ñu ko doon defal ñi nga xam ne ci ñooy mutuelle de santé yi ndax gouvernement bu Sénégal dafa lëkkaloo mutuelle de santé yi pour mën a jot ak ñi nga xam ne ñoo gën a sori nekk ci àll bi ndax ñooñu boo xool ci informel bi la nekk ci mutuelle de santé yooyu lañ ma sukkandiku rek par pour ñoom couverture maladie universelle bi ñu mën cee jot donc loolu moo taxoon ñu leen doon defal benn formation boo xam ni dañuy saytu mën a xam ni ñuy taxawalee mutuelle de santé yi Pape Cheikh. d'accord kon loolu moo am Louga. waaw loolu la ñu mën a jàpp ci lu jotee xew Louga ci d'accord ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax nuyul ñu waa Louga Thierno Fall fàttali leen ni moom mooy correspondant permanent bu télévision Futur Média foofu ci dëkk Baye Djili lépp loo xamante ni xew na ci région yi fu ngeen xëyee suñu correspondant yi dañ ci àndandoo ak yéen ñoom Abdou Diouf ña nga Mbour yeneen ni correspondant itam ñu ngi un peu partout à travers Sénégal ca bitim réew itam am nañu fa ñu fa teewal fu xew-xew amee foofu wala fu xibaar amee foofu daañu leen ko indi. voilà alors wéy leen di woote ñu ngi leen di xaar ba léegi 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ku ci xëy boo bëggee ñu dimbali la teral la ba nga kontaan ñoo ngi fi pour loolu fii ba 11h man ak sama. lan ngeen di nelaw pourquoi vous restez comme ça. déglu li waaj di wax. dëgg la mais on était loolu lépp bàyyi ba ci kanam ba sama yaram gën a tàng dañu enchaîner ak koom-koom. Voilà. j'espère que yéen ñii seetaan gisu leen ma. gis nañ la kay jàll na. j'espère que gisu leen ma. si jàll na. je trouve anormal ci suba ba tey ñu may jox café Touba dong jox ñi ay meew ay croissant yu baax. man ñu may jox café Touba dong. kii oh. gos kii Champs-Élysées tàng dong lañu may dox. Champs-Élysées lañu may jox depuis sànq mais boobu tey xéewal la alors on enchaîne ak Maymouna lundi bu jot yow la ñuy àndal ci li nga xamante ni moo soxal wàllu koom. di économie
koom-koom Maïmouna. effectivement ni nga ko waxee Pape Cheikh ni nga ko annoncé woon tey si suba. xam nga groupe consultatif bi sénégalais yi dañ fa dem daal di récolter xaalis bu bëri. muy gouvernement Macky Sall xaalis boobu nag moom la ñuy waxtaanee fan la war a dugg. parce que ni ñuy wax rek ñun on comprend rien. waaw jëlee nañu xaalis bu bëri Macky Sall demoon na France et que ñëpp a ngi woon France jëlee nañ fa xaalis bu bëri. moo tax bëgg naa Pape Cheikh su ma paree. su ma la expliqué ba mu jàll. ku wax si groupe consultatif. da koy yëngal kay. donc bëgg naa su ma la expliqué li fa xew. ak xaalis bi fu muy dugg après foo toog nag. ku toog waxtaan ci plan émergent wala ñu wax ci groupe consultatif Pape Cheikh nga war ko mën a expliquer wax ba mu leer donc mais balaa ñuy ñëw ci explication yi demoon nañ nag seeti Pape Cheikh benn waay soo xamante ni économiste la juriste xam-xamam màcc jëm ci wàllum koom dañ koy déglu mu indil ñu ay leeral lan moo sababoon groupe consultatif boobu ak lan mooy plan Sénégal émergent expliquer ñu tamit xaalis boobu fan lay dugg ak nan lañ koy tëralee avant ñu dellu soit ci plateau Yeewu Leen. Groupe consultatif bi amoon Paris les 24 et 25 février 2014 ñu tudd fa nag ay limu koppar gu takku tax na askan gi yépp am yaakaar ci doxalinu koomu réew mi loolu tax ñu def gëstu ci lu waral groupe consultatif boobu. Sénégal dafa élaboré benn politique bu nga xam ne dañ ne ci 2035 la jëm politique boobu mu élaboré sur 2035. mu am un plan Sénégal émergent ñu ne Sénégal nan lañu mën a def ba tey ji situation bi nga xam ne moom la ñu mën a nekk mu génn ci ñu ne loolu pour ñu mën ko def il faut ñu am benn politique bu nga xam ne mënul il faut mu dem ba 2023 boobu ci la ñu élaborer benn politique bu ñu tuddee plan Sénégal émergent avec benn objectif intermédiaire ñu ne objectif intermédiaire boobu pour ñu yegg ci ñaata lañ soxla ci xaalis 9 000 et quelques milliards. Sénégal am lum ci dajale lam ca dajale nag mu am la nga xam ne manqué na ca ñu ne dañuy dem ñi nga xam ne ñoom seen liggéey ci àdduna mooy leble waaye ña ñuy leble dafa am condition yi ñeen di leble ñu mel ni FMI ñu mel ni Banque mondiale ñu mel ni Banque africaine de développement et cetera ñu ne ñooñu dañ leen di dem consulter ji dañuy dem pour laaj leen ndax ñun li nga xam ne moom la ñu bëgg a def pour génn Sénégal ci situation bi mu nekk nii est-ce que ñoom d'accord nañ ci buñ ca d'accordee la ñu soxla ci xaalis est-ce que mën nañu ñu ko jox. dans ce genre de rencontre il faut ngeen comprendre ne Sénégal ñëwul rek toog jox leen document bi ne leen lire leen ndax d'accord ngeen ci ñu ne waaw mu demee noonu dañ leen ko yónnee ñu jot ko xool seeni boroom xam-xam saytu ko xool ko. koppar bi ñu fa jëlee. daa am ay secteur défini yu mu war a dugg ci ay charte yu ñu tëral. waa axe la fa Sénégal présenté muy nan la ñuy def ba transformer tey jii suñu structure de fonctionnement pour atteindre la croissance moom la ñu tuddee la transformation structurelle économique et la croissance loolu muy premier point bi nga xam ne moom la fa Sénégal yóbbu ci axe yi. deuxième axe bi mooy le capital humain. Sénégal a un capital humain parce que plus de 60% c'est des jeunes. Comment assurer, faire de telle sorte que le potentiel qu'on a dans ce capital humain, nous valoriser quoi. Mais en plus de ça, comment assurer une protection sociale. Mais protection sociale doyul mais naka la ñuy dugg ci développement boobu bu ñu ca duggee ñu des sax moom la ñuy tudd développement durable. ñetteelu axe bi et je pense que loolu moo laal lépp. nan la ñuy def ba tey jii ni ñuy doxalee dëkk bi li ñuy tuddee gouvernance institutionnelle def de telle sorte que institutions yi jouer leur véritable rôle. xaalis boobu nag du lu ñu jox président Macky Sall mu yóbbu ndax génne bi sax ci ay at yu bari la lalu. il faut que les gens comprennent que c'est un plan dañ koy def sur un objectif kon Macky ñëwul xaalis bi def ko ci poosam toog di xaar. d'ailleurs boo seetloo ba mu wàccee aéroport la mu njëkk wax mooy sénégalais yi il faut ngeen liggéey sénégalais yi foog ngeen bàyyi wuruj sénégalais yi foog ngeen bàyyi njublang sénégalais yi foog ngeen bàyyi corruption. ah d'accord kon nii la demee. gis nga nii la demee c'était pas tout aussi évident comme ni que sénégalais yi yaakaare et puis Pape Cheikh li ñu war a comprendre nekkul ni que Macky Sall dafa jóg rek. dem Paris.
daal ni jox leen ma ay milliards non voilà c'est un long processus boo xamante ni def ni man rek jékki-jékki rek jóg dem non jox leen ma ci yu baax wax lu baax waaw non ça se passe pas comme ça non ça se passe pas comme ça parce que dafa nekk loo xam ne dañ ko préparer mën naa ni sur 15 voire 18 mois donc parce que dafa am benn projet boo xamante ni dañ ko bind ay experts benn cabinet boo xamante ni mu ngi tudd McKinsey moo ko élaboré après ak benn staff Macky Sall bi ñu bindee projet bi ba mu baax ñëwuñu rek yóbbu ko dañ ko yónnee bailleurs yi ñu xool loolu mooy manifestation d'intérêt bi léegi ñoom bi leen projet bi intéressé muy projet Sénégal émergent après nag si lañ jox rendez-vous Macky parce que c'est pas évident nga xalaat ni que en 2 jours tu récoltes 3 000 milliards c'est pas possible donc ñoom soumettre ñi intéressé wu ñoo ñëw foofu pour am confirmation li ñu bind ci rapport bi maintenant confirmation boobu nan lay demee bi Macky Sall ñëwee toog ak ñi mu àndal ñi nga xamante ni li ñu leen yónnee woon da leen intéressé ñoom dañu toog di ko poser ay questions on a vu que vous avez dit que vous voulez faire ça ñun buñ ci dugalee lii lan la leen apporter est-ce que dina tax Sénégal jëm ci kanam genre yooyu ñu négocier donc ñi mu intéressé ñoo fa ñëwoon tase fa biñ fa tasee après nag ku nekk wax li nga mën et puis il faut savoir que à l'origine ñi ngi soxla woon 9 685 milliards moom mooy projet bi yëpp léegi bi mu nekkee loolu 60% si projet bi li nga xam ne moom lay soxla Sénégal amal na ko boppam donc 40% yi lañ demoon uti ji 40% yooyu mooy 2 964 milliards loolu lañ soxla woon. xaalis bi président dafa ñëwaale ak saaku xaalis. non diri ko. non ñëwaale ak saaku xaalis xam nga li ma lay expliquer gis nga 2 964 milliards yooyu noonu ñu soxla. dafa am loo xamante ni partenaire technique financier yi moom la ñu woowee PTF yi ñoom ñoo ñu ko war a jox. léegi PTF maanaam ay promesse lay nekk. ay promesse xam nga. dafa nekk plan boo xamante ni dañ ko partitionné voilà léegi dañ ni lii bailleurs yi ñu koy jox lii ñun ñoo koy indi si suñu xaalisu réew xam nga Sénégal tam am na ay ressources propres mooy xaalis bi jóge ci douane ci impôt yeeg yooyu xaalis boobu par rapport ak projet bi couvrir na 60% bi léegi 40% bi des moom la waroon uti ci c'est pire 40% yi 2 964 milliards yi moom lañ demoon uti ci léegi bi ñu demee faf nag ñu présenté pour am 2000 dafa rappel pes bi tuuti léegi bi ñu demee pour ut 2900 milliards yi on est revenu avec 3700 milliards parce que projet bi convaincre na leen mais dañu étendre sax si yeneen activité parce que au début 451 lignes d'action la ñu ciblé woon ñu retenir 190 léegi si biir 190 yooyu ne dafa am ay programmes yoo xamante ni ñooy prioritaire mooy comme éducation santé infrastructure parce que bu ngeen gisee président Macky Sall doon mettre en place ay fonds JIP ay fonds 6 xam nga di def ay couverture médicale ak yooyu noonu yëpp c'était pour préparer lii donc nekk loo xam ne rek dañu jóg dem léegi nag bu mu demee mu présenter projet bi ñoom dañ ne ko est-ce que am nga ay outils yoo xamante ne bi nga joxee xaalis bi di ngeen ko mun léegi nag si la ne oui am nañ fonds JIP dañ ko mettre en place am nañ fonds 6 am nañ politique couverture universelle man xam nga li ma la bëgg laaj u tax pourquoi Sénégal moom day choisir di dem wuti financement wu bitim réew te bàyyi moom ay propres ressources am mooy comme li ma doon expliquer xam nga ay ressources am matu ko te bu ñu jël tamit li ñu am yëpp dem di ko dugal ci benn projet rek donc da ngay gis chaque fois dañuy dem assemblée ministère bu nekk ñëw défendre budget am donc dëkk bi enfin gouvernement bi projet yi ñu am dafa bëri mais par rapport ak projet Sénégal émergent ñu koy woowee PSE ñoom ñoo dugal 60% bi léegi nag dañuy dem uti ay financement extérieur parce que daf leen di permettre seen ressources yi ñu yor ñu mën ko utiliser ci yeneen domaine et puis bailleurs yooyu noonu su fekkee projet yi dafa développé dañuy am ay investissement loolu mooy capitaux privés étrangers yi dañuy ñëw Sénégal parce que ñi nga xam nañ ci dugal seen xaalis tamit bu ñu ñëwee après y a des intérêts derrière parce que loolooy tax des fois nga gis benn marché ñu jox ko benn entreprise française wala ñu jox ko benn entreprise américaine parce que ñoom tamit ci ginnaaw am na ay accords yoo xam ne négocier nañ ko pour projet bi bu ñu koy exécuter ñoom tam ñu jël ay nit yu nekk foofu ñu mën ko kii voilà ñoom daal dañuy abal ñoo jël ci waat waaw kay loolu la bor bi digul ñaata at lañ koy fay xam nga projet bi ba 2025 la mais dafa am objectif intermédiaire muy 2018 d'aucuns disent que sax c'est assez politique parce que Macky Sall bu defee benn projet boo xamante ni 2025 la mu ne bu ñu koy évaluer 2018 la bon élection yi 2017 la. waaw comprendre léegi
peut-être d'autres disent que dafa am benn marge bu ñu fi teg comme ça sénégalais lire que ne ko 2018 ñu mën a ñëw def état des lieux mais sur terme économique il faut savoir que projet bi day dem ba 2025 maintenant xaalis bi yëpp joxuñu ñu ko dañuy jox une partie enfin des promesses sax par rapport ak l'exécution des projets ak 2018 Sénégal na muy positionné ak réalisation yi nga xamante ni moom lay def ci la ñuy xool ba xam ñoom dañuy renforcer xaalis bi nga xamante ni jox na ko mais Pape Cheikh moom yokkal la ci rek ni que par rapport ak li nga xamante ni bailleurs yi ñu ngi koy xaar peut-être que Macky Sall moom taxaw na quand même nag pour xaalis bi dugg fi mu war a dugg parce que dafa mettre en place benn programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee waaw xaalis bi fu muy dugg loolu laaj voilà parce que dafa mettre en place benn programme boo xam ne mu ngi tudd mettre en place benn yaa ngi koy araftu xamante ngeen mbaa du tu nous connais xam nañu Sénégalais ak suñu ay carte suñu autorité xam nañu da ngeen koy mën a teg ci yoon rek mënu leen jaar mooy loolu voilà donc xam ngeen ni bu baax mais je pense que nag jóg na pour ñu teg ko ci yoon parce que dafa mettre en place benn programme bu ñu tuddee delivery unit programme boobu benn programme la boo xam ni aux années 60 système américain bi ñoo ko mettre en place pour muy surveiller genre exécution projet gouvernementaux yi léegi nag moom bi ñu ñëwee comme bailleurs yi dañ ko jox xaalis yi moo tax gisoo leen comme ni ko Sidi Sa waxee mu wàccee aéroport pour réconforter les bailleurs dafa ñëw daan ni liggéey leen bàyyi leen corruption pour montrer que changement am na rupture am na léegi delivery unit boobu nag mu ngi ko commencé moom ci boppam dafa mettre en place système boo xamante ni cabinet du président dañ koy surveiller xool na xam mi ngi def liggéeyam primature topp ci ministère yëpp tamit topp ci donc c'est vrai que Sénégal li ngay seetlu mooy d'habitude da ngay gis benn projet nit yi war ko defal ñu jël taf-tafee ko def ci moitié li ñu ci war a def leneen yëpp ñu jël dugal seen poche ba pare 6 mois après li ñu defaroon yëpp yàqu donc je pense que ak surveillance boobu vous êtes prévenus yéen ñi doon waaj a denc ci xaalis bi parce que ñëpp dañ dégg 3700 milliards ku nekk foog ne instant yi xaalis bi egsi na noos bi commencé na xam nga ba man ma doon laaj 29 milliards yi sax pour téyel leen ko mais nekk non xaalis bi dugagul te je pense que par rapport ak changement yi nga xamante ni président de la république mu ngi ko bëgg a opérer au niveau du pays je pense naa njuuj njaaj beeg tasaare xaalis bi je pense que ce sera pas évident parce que delivery unit boobu ñi nga xam ne ñoo si nekk ce sera pas des politiques ay nit yoo xamante ni société civile bi la ñuy bokk day mel ni ay gendarme économie rek dañuy toog genre waaw mën nañ ci dugal Pape Cheikh Badji moom buñ ko sa joxoon dara dina métti ndax day maye rek day maye rek Pape Cheikh buñ la ci dugaloon di nga bokk bañ a bokk man yëfi xaalis daf ma intéressé donc en tout cas defe naa leer na ci kanamu Sénégalais yi waaw je pense bien leer na ci Sénégalais yi non leer na déjà ñun ci suñu kanam leer na donc je pense que leer na ci seen kanam parce que li mu expliqué leer na xaalis bi egseegul ay promesse la yoo xamante ne en fonction de suñu liggéey lañ koy defee ci kaw liggéey boobu nag pour mu def ko da ngeen di bàyyi coppati bi di def seen poche te lu ngeen jox pour projet bi ngeen def ko pour projet bi ak gérante bi seen biir donc su ko defee nag ay mën dégg tubaab bu silmaxa bi guerre mooy corruption mooy lan kii waa kii amul école Moi, je pense que ça a été quand même une. J'aime bien la politique actuelle de Macky Sall dans le sens de. waaw mais kuy defal seen tubaab xale bu góor. man li ma gën neex ci en fait li ma gën a neex ci parce que li mu soog a falu dëgg la dëkk bi métti na. buntu yu bëri dañ tëju amuñu xaalis waaye lu ñu naan projet dana dalal xel. te xaalis bi donte bëri na sax. dina mën a dalal xelu Sénégal yu bëri. ne gis nañ ne effectivement xaalis boobu. dig nañu ko ba noppi moom ay projet incha allah ñeen ko dig danañ ko réaliser. waaye dafa am fenn foo xam ne dama bëggoon tuuti rek nga tojal ñu yàq bi moom mooy bu xaalis bi yegsee ba ñu ko gérer Macky Sall incha allah l' état moom comme on dit c'est la continuité voilà exactement mais tey par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngànk réew mi yor yenn kii yu mag yi ay mairie yeeg yooyu noonu yu mag yi xaalis boobu tey ñooñu bokkuñ ci c'est juste les projets de Macky Sall ou bien lépp loo xamante ne c'est juste. non xam nga may expliquer sànq ma ni projet bi nga xamante ne moo ëmb ñu dem si groupe. ministre yooyu nag toog ñu invité la ñu rek ñu expliquer allez vas-y. mais attends j'ai de grandes ambitions defaratal sa pes. léegi. projet yaa ngi désolé non vas-y lan laa la bëggoon expliquer xam nga
projet bi comme ni ma la ko waxee 451 lignes d'action la woon. ñu sélectionné ci 190 donc faut savoir que presque secteur yi nga xamante ni mooy tax Sénégal nekk pays émergent yépp dañ ko ci ëmb. parce que Sénégal bul fàttali ni que dañu bëgg en 2035 mu nekk pays développé. 2035. Et en 2025 mu nekk pays émergent. Maintenant exécution projet bi non on est un pays en voie de développement. pour ne pas dire pays sous-développé parce que xam nga léegi gars yi dañuy bañ pays sous-développé. moo tax ñu indi terme pays en voie de développement. maintenant boo si jógee si ngay dem pays émergent après mu nekk pays développé. léegi ma répondre question bi léegi comme l'État étant une continuité projet yi dafay dox sur le long terme mais il faut savoir que d'ailleurs yi ñoom lan la ñu wax ne nañ il faut déjà mu nekk 3 affaires mooy ñu am capital humain bu mën a gérer projet bi donc moo tax Macky Sall di wax nañu formé wu nañu bàyyi lii nañu changer jikko yi il faudrait ñu am cadre réglementaire boo xamante ni mun na attan projet bi mooy juridique ak législation mais aussi il faudrait que ñu am bonne gouvernance mooy état bi ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jox xaalis yi pour ñu exécuter bi ñu wax ko mën a dugal fi nga xam ne fa lay dugg Pape Cheikh. Merci Maïmouna. C'est extrêmement clair, c'est extrêmement clair quoi, c'est vraiment leer na en tout cas. ah j'espère ah mais bu leerul rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan mën nañ dugg ba tey am ay laajte ku si xam ne am na loo xamante ni leerul rek mën na woote maa ngi fi pour ça. En tout cas comme bi dina ñëwaat lundi matin inchallah lundi prochain parce que ci rubrique hebdomadaire yi la bokk. Merci Maïmouna mooy Miss Koom-Koom dans quelques instants ma mayaat leen beneen woy beneen woy boo xamante ni quand même actuellement mu ngi chavirer ay xol. mu ngi français du rëy ay xaw ma dama sonn dama ko waxee baax na noonu la ko déggee baax na dama sonn waay ci explication yi dama taay xaaral ma may la bi allô c'est qui Kokan là c'est pas le portable de Kokan là hein ça c'est le portable de Pape Cheikh hein c'est qui Kokan là mais les Sénégalais là à chaque instant qu'ils t'appellent ils te disent allô Kokan là c'est qui Kokan là Pape Cheikh Kokan là la chanteuse que tu vas me passer c'est qui Pape Cheikh je te parle non Kokan là c'est qui surprise la xam nga ñëpp ay wax Kokan la donc boo xamul Kokan la bu ñu la nee Kokan la da ngay fay tour la quoi donc sama xarit ñag la dal te pourtant nii la doxee rek mu met ni Mado mais c'est qui Kokan là le Sénégalais chaque instant il t'appelle Kokan là c'est pas le portable de Kokan là wax nga ko luy Kokan la dina si doon ni Mado c'est comprendre. Alors on poursuit ak yéen ñi nga xamante ni yéen ay seetaan tey woote bëgg ñu àndandoo ak yéen ci yu baax yi ñuy séddale 88 628 22 22 wala 628 65 65 allo 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 Kokala allo Kokala allo Kokala yóbbu ko ci diw bi en l'air Kokala yaa ngi ko yóbbu ci ndox bi allo def ko allo. ok d'accord ayca 88 623 kay allo. waaw kooku waaw ñu ngi lay dégg. allo. ñu ngi lay dégg. allo oui Pape Cheikh. kooku kan la. waaye ça va wala Balla. Balla Ndiaye. allo. du Balla dafa mel ni. yow la Balla. kooku kan la. allo. waaw kooku kan la. Ndeye Diagne. Ndeye Diagne fooy wootee. Joal. naka waa Joal. ñëpp a ngi ci jàmm. Joal a ngi neex. neex bu bëri namu la rek. ban climat fa am sedd na tàng na c'est vrai que Joal bëri na ndox am na géej dafa war a sedd guy oui day sedd ban koñ nga dëkk ci Joal. Tilène. yaa ngi Joal am na Tilène. waaw. d'accord musuma xam ni Joal am na Tilène alors nu ngeen def nag foofu Joal naka la dund bi cher na cherul est-ce que du ngeen am ay jafe-jafe bu ngeen xëyee war a dem marché. xam nga tey moom liy jafe-jafe Sénégal moom moo ko rek mooy loolu. nu marché bi mel foofu ca Joal est-ce que ndugg yi baax na am ngeen ay ndugg yu baax foofu. ndugg yu baax am na mais xaalis amul. amu leen. ndugg yi baax na mais xaalis ngeen amul. ñoo bokk maladie mujj nga ma jot léegi xam nga nu ñuy def da nga may wax boo xëyee d'habitude sa biir kër ñaata ngay dépense. boo xëyee sama biir kër. waaw. man sama dépense macha allah sakkan la de. sakkan na xanaa këru famille la. waaw këru famille la foog lay taale. xanaa mbana ngeen di togg.
mel ni kër ñoom ex laa dugg fekk fa yaayam teg mbana ma tiit ma ne ko waa ex li nag mu ne mu ñëpp doomi maire bi lañu allez ñaata ngay dépensé boo xëyee sa kër. sama kër. waaw. lu nekk ci sama poche rek moom laay dépensé. waaw ñaata d'habitude ñaata. bu fekkente ne ay ceebu jën yooyu laay toog mun naa dépensé 15 000 bu dee ceeb bu neex nag moom dinaa dépensé 20 000 francs. waaw. waatal wax bi dafa mel ni Pape Cheikh. moom daa yaakaar ne donc ñaata nga ko war a jox waaw. kon yow na moo dara kuy dépensé 20 000 saa yoo xëyee na moo ni dëkk bi méttee de xanaa. laaj bi xam naa. déggoo 20 000 ngay dépensé saa yoo xëyee waatal. léegi yow miy seetaan waaw nga dégg moom moo la joxul nopp bu baax bi yow miy seetaan Pape Cheikh nee na saa yoo xëyee sa kër bu dul lim lay may yow ñaata ngay dépensoo ndax dafa bëgg defante ak yow lu baax ma doo toj nga yax bi ma xëyee sama kër. waaw di dépensoo sama dépense kër. démb ñaata nga joxe dépense démb waaw bi ma defee sama dépense ay waaw 5 000. yaa ngi soog a dégg nag. kii sànq la ñu dégg dégg sànq bon d'accord léegi dama lay jox dépense su ñaari fan dégg nga dama lay jox dépense su ñaari fan. nga mën a bëggal sa njaboot dégg nga da nga may fàttaliwaat sa tour nan la. Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye d'accord Ndeye Ndiaye alors Ndeye Ndiaye tu gardes la ligne comme ça ñu jël sa numéro téléphone ci suuf ñu wax la naka ngay def ba jot sa dépense su ñaari fan boobu yeewu leen may la tey dégg nga. waaw léegi sama lay jox sama numéro WhatsApp. waaw tu gardes la ligne dañu koy jël ci suuf dégg nga. jërëjëf Ndiaye kontaan nañ ci moom ñu ngi koy gërëm bu baax a baax looy ree da ngay ree ay technique la xam nga boo wootee ci télé bi comme jàpp nga ni xam nga man dama baax xale bu baax la xale xaalis xale carte gab xam nga man dama baax voilà donc boo wootee boo waree wax ak man da ngay tibbee fu sori nga yokk affaire yi tamit stratégie la stratégie de communication alors j'ai une belle chanson la leen bëggoon may en attendant Mamadou Mouhamed Ndiaye moom mu ngi yegsi ci suba rek ñu ngi koy réclamer Mamadou Mouhamed Ndiaye nag bu yegsee comme ça ngeen xam li yéene kaay yi nafar dinañ ko def fileek ay minutes Maïmouna yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax les devoirs t'appellent bien sûr waaw il faut ma jaar tous les lundis lundi prochain ñu àndaat ak yow inshallah Pape Cheikh ma leen di remercier di leen bàyyi rek ngeen wóyal xumbali noonu lañ ko waxee di ñu bàyyi ñu àggale seen yu baax voilà nga bàyyi ñu àggale si lu baax doxaan en direct pas encore avenir la de ndax nee na daa am ay ambition ex moo ngi gérer Maïmouna en direct ci plateau bi mais xaar ma wax la man dama dugg ci loolu le mouton ne broute que là où il est attaché dégg nga loolu lu muy tekki moom fu mu ne danaa la may xaalis ko takk rek lay lekkee ngooñ xaalis laa koy may. ex 10 000 jàmbur yi waaw kon dama koy accompagner dama koy accompagner waaw ñeent ndeysaan dugg baax sama xaalis la ne mais non moom ni mu tàmbalee neex na ma sama xaalis ban moo ma ko may waxal ak ex waxal ak ex alors on vous accompagne en même temps en musique nañu accompagner ak Coumba Gawlo ak yaayam Coumba Gawlo ak yaayam woy bi dafa neex voilà man gis naa ay nit yu ci jooy surtout que boo xamee boo dee Gawlo dëgg boo ko déggee sa yaram dafay daw da ngay fier ci Gawlo bi nga doon donc Coumba dafa indiwaat cosaan xam nga tradition dafa am solo dafa am solo trop te daf ko fësal à travers vidéo bi nga xamante ni mu ngi ci ànd ak yaayam Fatou Kiné Mbaye Coumba Gawlo di suñu xarit donc woy bi dama leen koy may ko aussi Maïmouna voilà en même temps merci waaw di ko may suñu xaritu Gawlo yëpp woy bu rëy bi nga xamee ni Coumba Gawlo ak yaayam mu ngi ko tuddee Jessie regardez waaw wurus lay naka lañ koy waxee sax wurus lay bannoo dooro be jaayil ngor
wurus lay banoo door lay wale koo ci jéngu dootul mën a dem. voilà boo bëggee ma dolli itam ah. boo bëggee ma dolli sa njaay ñoxor ab sa njaay kuli ab sa njaay dama daali ab sa njaay noonu la ñuy tàggee Kumba Gawlo. voilà Kumba maa la wax loolu ah bu yeboo nag. il faut chauffer la carte parce que tubaab la. Kumba il faut chauffer la carte. allez chauffe ta carte Kumba Gawlo et viendra nous voir très prochainement dans cette émission suñu xarit la mu woy nag woy boo xamante ni ñu ngi ko doon may suñu xaritu Gawlo yi ak tubaarkàlla ñu baax ñi nekk ci dëkk bi. di nuyu nag suñu yaay ju baax moom itam mu ngi ñuy seetaan di Gawlo bu mag du ma tudd turam waaye defe naa dina xam kan la. ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom itam Dorobe la ay maamam ña nga bàyyeekoo dëkk bu ñu naan Poufoun est-ce que vous connaissez Poufoun ah. Poufoun. de nom dëkk ñoom buuba. de nom Poufoun ah dëkk ñoom buuba la. buuba waa Poufoun la. Foun la. c'est donc ñi fa nekk nga ni nu ñuy tudd. Foun ay Foun. kon naa Poufoun la et puis dinaa yónni Bessel mu demal ma Poufoun jël histoire Gawlo yi xam nga ñoom ba xare ba méttee keroog ba géer ñay daw ci seeni kaw maam la géer ña jaar quoi donc loolu muy lu am solo ak Kumba Gawlo très belle chanson mu ngi ko reprendre at tuddee ko Jessi d'ailleurs Aïda Samb am na interlude bu mu def ci album Aïda Samb sax dinañ leen ko may certainement bu ca kanamee et tout de suite on va accueillir Mohamed Mamadou Mohamed bonsoir mais kii ka bonsoir bonjour Mohamed soxna si yaatu no Mohamed déggal yow parce que bii moom xam ngeen ne dara néew ci may mën a naan na ko an sama bos sa kopp nga la bële la ay sa kopp dama jël sa kopp alors Modou Mouhamed Ndiaye xam nga gars yi ñu ngi lay réclamer depuis vendredi tey nag nga yegg si pour bërëng sa bëri ko quoi aussi d'accord Pape Cheikh ñu jàll ci yéene kaay yi gannaaw bu mu nuyoo téléspectateur u Télé Futurs Médias di leen wax ne ñoom ñi doon laaj yeewu leen ñun ñoo leen gën a namm donc yéene kaay yi Pape Cheikh dañu koy doole comme d'habitude ak observateur dafa xëy dikk ak ñun ci lu aju ci Alliance pour la République xam nga fan yi parti bi dafa nekk ci fitna gars yi ñuy dégg ay bali fetal di dégg ay dóorantey xeer di dégg ay saagante yéen kaay bi dañu xamale Macky Sall am na daje boo xam ne woote woon na ko ci benn hôtel bu nekk ci diwaanu Dakar la mu wax gars yi moo di arrogance beeg indiscipline bi nañu ko wàññi parce que ñi fi nekkoon régime boobu loolu moo tax ñu sanctionné leen kon bu ñu ko wàññiwul ñun tamit foofu la ñu jëm journal bi nañu yàmmu ca ndax dellu si waat na ci lu aju ci li nga xam ne moo di coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen parti yeeg ni ngeen di sisee loolu lépp Macky Sall xëy na ci dellu si waat leneen loolu observateur xëy na ko ci xëta mu njëkk moo di gannaaw juróom-ñeenti weer yoo xam ne waa AFP mu di parti Moustapha Niasse bi kenn déggu leen journal bi nañu Moustapha Niasse wax na ci Luc Nicolaï bi ñu ko tëjee kaso ba tijji ko yéenekaay bi xëy ci dellu si waat ak lambu jum doon organisé ci prison ba nekk ci diwaanu Thiès yëf yi am na journal bi nañu Luc Nicolaï la mu ca wax moo di ak dellu sem du priorité jamono ji leneen loolu it du neex askanu Thiaroye Pikine Guédiawaye ak Mbao mi ngi ci observateur mu di lan wàllu drogue bi foofee la gën a wulee ñaay ndax journal bi nee nañu lu ëpp ñaari tonnes yamba nag xam naa ku ko tuxu moom di nga tuxu bëgg a dee jàpp nañu ko ci boobu de diwaan ba tey ci observateur ak leneen loo xam ne mi ngi ci xët bu njëkk journal bi accident lañ ko mën a tuddee incident en tout cas journal bi nee nañu Cap Skirring aéroport ba fa nekk am na roppalaan boo xam ne dafa doon wàcc mais tuuti ko noon gaaf am ndax benn nag bu doon taxawalu ci piste bi moo fa naroon indi cool beneen journal mu di Le Quotidien xëy dikk ak ñun ci waxtaan woo xamante ne ji Mimi Touré dame justice Aminata Touré premier ministre bu Sénégal seq na ko ak Mamoudou Ibra Kane ci émission bi di Grand Jury ci rajo Futur Média journal yu bari xëy ci dellu siwaat bokk na ci li ñu koy song moom Mimi Touré ne neexootul ak Macky Sall bokk na ci li ñu koy wax ci ne Macky Sall da ko bëgg a wekki bokk na ci li ñu koy waxal ci ne léegi li ko bàyyi ci gouvernement bi moo di présider ay conseil interministériel Aminata Touré weddi na lépp leeral na ko mi ngi ci journal bi nga xam ne moo di Le Quotidien mu jële ko ci émission Grand Jury Macky Sall ak li mu wax gars yi ci ne ñu indi fitna ci biir APR dina jël ay matuwaayam te du ci am xaaj ak seen amul benn état d'âme boo xam ne dina ko indi loolee Le Quotidien xëy na ci dellu siwaat Walfadjri moom lii la gis moo di lan violence di fitna gi am ci biir APR mu ne gannaaw fetalante gi nekk seen biir léegi ñëw ngi fiitalante xamul lu fiitalante Mado fit flèche fiitalante waaw
fit du jàpp fit ak ña ngay tiitalante. ci gàttal daal ñoo ngay weerante ak di wërante noonu la ko journal bi dikkee yéen a kaay bi nañu Macky Sall xol ba jeex na Alioune Badara Cissé bokk ci APR nee na li nga xam ne am na ñoom ci seen biir parti bi mu di fitna ju yeew nee na yëf yi jekkul jaaduwul nit ku civilisé du ko def te it doon na loo xamante ne ji daal du ab yar yéen a kaay yi ngi ci wàllu tàggat yaram dañu koy mujjee ndax mbir la moo xam ne des cay waxaat ñu dikk ci enquête yéen a kaay mi dikk ñun ba léegi ci waxtaan wi nga xam ne Aminata Touré premier ministre bu Sénégal def na ko ci grand jury enquête yéen a kaay da ci xëy dellu si waat ak la nga xam ne loolu la ci gis lan la ci gis moo di Aminata Touré abassé carte maanaam ci gàttal li nga xam ne moom lañ ko doon waxal daal leeral na ko lu ci nekk xëy na ci dellu si waat journal bi noonu la ci dellu si waat keneen kooku mi ngi ci xët mu njëkk journal bi moo di Titi mi nga xam ne dafa langoon anniversaire am te Grand Théâtre yéen a kaay bi nañu lam ci doon séntu mu di Paris ba réussir na ko le quotidien mi ci wax Sud Quotidien mi ci wax ju gàttu ji xëy tënk Macky Sall génnam gi ak li mu wax gars yi nekk ci APR ci la kàddu mu di lan inacceptable et impardonnable loolu nag yaakaar naa ne neex naa xam libération ñëw ñun ci weneen wàll moo di lan enquête bu ñu def jëm ci réseau d'immigration d'immigrants clandestins bu am fii ci Sénégal waa FBI wàll si ci parce que États-Unis ñoom ñoo dem ba dóor ci table dinañ ko lijjanti journal bi ñu FBI la moo xam le moo di scandale ci scandale boobee am na kilifa yu mag yoo xamante ne ji ñi ngi ci police bu Sénégal seen loxo laale na ci libération ci loolu la xëy ñëw le soleil xëy dikk ñun ci kàddu yu bawoo ci njiitu réew mi Macky Sall mu di lan mi ngi ko jagleel ñi mu bokkar parti di APR wax ci nee na leen dinaa ci jël ay matuwaay ñi nga xam ne ñoo indi fitna ci parti bi ba nar a yàq suñu deru parti danaa def ci ñoom te it du ma ci am xaaj ak seen maanaam benn état d'âme du ci am direct info xëy dikk ñun ba léegi ci Macky Sall mi mu ne xol bu jeex nuñ koy waxee ci tubaab finissement de cœur xol bu jeex en tout cas la amee ci gaayam yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ak li ñuy def keneen ko wane na boppam ca bokk ci APR direct info nañu moo di Pape Mayel Diop njiital agence des aéroports du Sénégal yéenekaay bi nañu ci Iba Mar Diop la woote woon ndaje ngir am rentrée politique am lam ci jublu rek moo di falaat kii di njiitu réew Macky Sall ci atum 2017 populaire dikkat ak ñun ci li nga xam ne moo xew ca aéroport bu Cap Skirring leneen ñu dellu si na ci mu di kàddu njiitu réew Macky Sall mi nga xamante ne ji nee nañu yëngal na parti bi ñi nga xam ne ñoo ngi ci parti bi bëgg indi fitna Macky Sall wax na ci ñoom te nee na dina jël ay matuwaay ba tey njiitu réew mi njiital APR nee na mënuñoo comprendre violence di fitna ñu koy tudd ci wàllu politique di ko tudd ñun ci suñu parti bi nga xamante ne ji moom moo di APR ñëw ci wàllu tàggat yaram ak sunu lamb mi xëyee ab laaj bi lan la moo di génération bul faale di écurie bu Modou Ndaw Tyson yéenekaay bi nañu lu toll ci ñaari saison fukki combat ak ñett la ñu am journal bi yamu ca ndax nee nañu lu aju ci li nga xamante ne ji moo di mbiru Modou Ndaw Tyson ay problème kenn mënu leen a xàmme staff technique am ndax am na staff ci boppam moom Modou Ndaw Tyson ak génération bul faale li war a journal bi laaj ndax génération bul faale tënku rek ci ki nga xam ne moo di Modou Ndaw Tyson ki mu war a bëreel di Gris Bordeaux sunu lamb xëy ñu xamal ne ma nga ca France ñaar fukki fan la fa war a defaat ngir waajal boobu le combat Rock Mbalax Matar Sène moom wax na lu garaaw mi ngi ko wax ci RFM sunu lamb bu dellu si waat ci moo di nee na ci mbapat mës naa bëri ak jinne moom Matar Sène Rock Mbalax moo ko wax Demba Ba borom Demba jeex mi ngi ci stade yéenekaay xam nga ex Demba Ba keroog Mourinho da koo ñamal 15 minutes mu dugal ñaari but moom la stade yéenekaay xëy ci dellu si waat ñu ne nag sélection bi jig na ko ndax woon nañ ko ci match amical suñu digg ak Mali journal bi daal di ci dellu si waat beneen bu yéenekaay bu dellu si waat ci mbiri Demba Ba moo di waa sport ñëwaat ci mbiri Demba Ba ak i doublé bi nga xam ne def na ko journal bi nañu bi mooy juróom-ñetti yoon moom Demba Ba muy amal doublé Real Madrid mi nga xam ne wane na boppam ci war a jëm ci classico diggam ak Barcelone journal bi nañu waa Real di ñoom Cristiano Ronaldo ñoo ngi waajal kon boobu les classico ci photo bi yéen a ngi ci gis Cristiano Ronaldo ñun ñoo ngi préparé ak kan ak ñoom ñi ci des. ak ki nga xam ne moo di Gérard Piqué. Gérard Piqué waaw. sama gars yi yéenekaay yaa ngi ko. jërëjëf merci Mohamed ci yéenekaay yi suba nga waxaat ñu ko waaye nag dama bëgg nga. non déet Pape Cheikh ginnaaw yeewu leen kay yendu leen bàyyi ma yeewee ko. waaw kon kaay yendu ak ñun. d'accord ak ñun parce que ñun xam nga dañoo ëppal. yamale wuñu ko ay 9h ay 8h30 dañuy dem ba 11h maanaam toute la matinée balaa Adja Degen di ñëw ak Alaaj Ndiaye Lo ñu def li ñu bëgg a def yépp li italien naan rompale ñu rompale ñëpp doogu bub suñuy bagage alors. waaw Mohamed Ndiaye lu ma la bëgg a laaj ki bëreeg dina doo ko laaj mu dem ba xàmmee dina di nga naan quand même leen ma dem indil ko ana ndox bu tàng ko ndox bu tàng en attendant Mado dañuy jàll léegi nii ci bien-être mais balaa boobu je vais vous rappeler encore produit yi nga xamante ni mën ngeen ko fekk ci service commercial bu télévision Futur Média téléphone yeeg ñoom seen jour damay demaat sama petit coin. am na ndox
Voilà. Tu as de l'eau là-bas? Alors, est-ce que tu as de l'eau là-bas? Je veux de l'eau chaude. Ah bon, petit quoi? Je veux juste de l'eau chaude pour naan sama lu tàng. Bon bu leen fàtte MP3 bi am na lépp ci biir ñu ngi koy jaayee 45 000 mën ngeen ko am ci service commercial bu télévision Futur Média plutôt 50 000 la ñu koy jaayee dama juum voilà 50 000 nga am sa lecteur MP3 boo xamante ni bëri na ay fonctionnalité ay làkk yu bëri ñu tekkil la ci alxuraan ak yeneen i mbir yoo xamante ni mën nga ko fekk ci biir MP3 bi beneen téléphone bi lépp loo xamante ni mu ngi ci téléphone yu bees yi mu ngi ci biir bi nag c'est un téléphone boo xamante ni nouvelle génération la am na ay fonctionnalités yu am solo téléphone portable qui peut prendre 2 puces en plus ba noppi itam am na fonctionnalité yëpp MMS GPRS enregistreur écran slim résolution yu baax yi et puis mën nga am alxuraan ci 28 langues 33 livres coraniques ay hadith ak ay tafsir mën na la jox heure julli bi ak yeneen i mbir alors njëg bi c'est pas cher 45 000 donc la ñu koy jaayee donc mën ngeen ko am ci seeni biir kër beneen bi ci topp beneen téléphone portable la bi itam mën ngeen ko am c'est pas cher du tout moom itam ñu ngi koy jaayee 40 000 mën ngeen a woote ci service commercial bu télévision Futur Média donc téléphone portable bu am internet am caméra lecteur MP3 ak MP4 et puis alxuraan ñu tekkil la ko ci lu tollook 28 langues am na tafsir hadis ak heure julli beeg ñoom seen ak yeneen accessoires yoo xam ne ni mu ngi ci biir téléphone bi ñu ngi koy jaayee 40 000 disponible ci service commercial bu télévision Futur Média alors à propos de téléphone. loo ci teg à propos de téléphone. waaw à propos de téléphone. waaw à propos de téléphone. waaw balaa may wax ci téléphone. dañuy jàll ci bien-être. L'évolution. Alors et on se retrouve pour bien-être nag yëfi Mado la. waaw sama yëf ma jëlaat sama yëf. voilà ëmb sama yëf war ko tas ak kon tuuti ngelaw ci. Mado may ma tuuti ngelaw da ngeen maa sore yow may ma tuuti ngelaw. upp ko tuuti ngelaw ci Mado. merci Mouhamed Ndiaye donc ni nga ko waxee rek Pape Cheikh xanaa balaa ñëw fekk si la rek lancer élément bi parce que waxoon naa leen ci ndorteel bi daanaka mën naa wax sax que benn mbir la boo xamante ne dafa incontournable léegi jamono ji ñu nekk comme TFM rek nu mu incontournable kuris ak ban télé ris jeex na tàkk donc nag mu di téléphone nag ñu bare dañ koy jëfandikoo dinañ ko fekk ci kër yi ci waañ yi ci duus yi ci oto bi ci mbedd bi fépp mais nag ñun dañu dem seeti ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk téléphone du monde ñoom ñi koy defar ñoom it ñu wax ñu yan inconvénient nag moom moo am ci biir téléphone boobee. Partie de l'évolution humaine c'est impossible donc ça nous facilite pas mal de choses mais lépp loo gis ci àdduna dafa nga xam te parfois dañ koy gisee de façon négative dafay na rax donc ce qu'on peut dire aux gens c'est d'utiliser le téléphone de façon modérément bu ñuy seetluwee téléphone portable bu génnee ba léegi dafa accentuer ay divorce dafa accentuer ay relations humaines xam te ne yàq na ko yu bëree bëri bu ñu defee étude depuis quelque temps ils ont constaté depuis 10 ans divorce yu bëri que ce soit Afrique wala mu nekk Europe donc téléphone portable moo ko gën a accentuer depuis quelques années évolution téléphone dafa am benn vitesse bu extraordinaire donc aujourd'hui boo xoolee dans le monde il y a plus de 4 milliards de téléphones portables disponibles ñu ngi wax ay pollution automobile pollution auto yi lu si gën a bon mooy téléphone portable ñëpp am téléphone portable léegi donc boo xoolee 4 milliards de téléphones portables disponibles ça te fait à peu près une émission en CO2 boo bu ñu ko xaymaa dina dem ba 40 millions de tonnes ça veut dire ça équivaut à 20 millions d'automobiles dans le monde et économiquement aussi dafay nag jouer dans la maison tout le monde a un téléphone portable il pense que boo chargé téléphone portable automatiquement rek ça consomme pas maintenant boo xaymaa sa facture électricité en un an boo wàññee boo ñooy recharger téléphone boo ko respecté par exemple 2 heures temps maximum bi 1 heure temps maximum nga débranché c'est toute une nuit boo ko xaymaa en électricité mën na la bénéficier ba 20% de moins si sa facture d'électricité dans l'année. Les gens disent que Senelec est devenu cher et tout ça mais bu ñu xoolee téléphone portable unitari ñoo ko gën a waral parce que en courant continu tant que débranché ko moom mu ngi consommé kooku mënu si dara conseil bu ñu mën a conseiller nit ñi bu ñu utiliser téléphone de façon modérée ku mënul éviter appel au grand maximum utiliser kit oreille
parce que dafa may onde yu ay onde électromagnétique yu muy kii na dégagé bu utiliser kit oreille daf koy xaw a ralentir daf koy xaw a sànni. Bluetooth am na ñu koy utiliser mais c'est pas aussi recommandé à 100% parce que moom tamit dafay conduire donc mieux vaut utiliser kit ku ko mënul très souvent ngay changer boo wuyee fi benn instant nga jël sa benn nopp bi pour ça te permet yow nga mën a protéger wu de façon nga aar sa bopp nga aar tamit ñu la wër. di leen di jaajëfal bu baax ñoom Seydou Anne ak ñoom ñi ñu jàppale parce que li ñu wax am na solo trop Pape Cheikh man li ma ci njëkk marqué rek comme man fi mu ne damaa bëgg koo porte te bañ fay lu bare mooy problème mu électricité bu ñu wax parce que nag ñun xamuñu que dañuy branché tout le temps suñu ay chargeur u téléphone bu ñu paree rek téléphone bi nañuy dindi bàyyi chargeur bi ci prise alors que nag le courant day continuer di tourner di tourner alors day consommer bu baax te ñëpp xam nañu aussi téléphone moom moo tas lépp léegi Pape Cheikh sëy yu bare tas na ko ngoro yu bare tas na ko ndax saa yoo tegee message a ngi nii donc ni mu amee njëriñ noonu la amee ay danger ay danger exactement donc ce que je vais faire damay ñëw fekk si la parce que dafa am ay trucs et astuces yu ma bëgg essayer ci yow et toi tu diras au téléphone man ngay tester waaw yow laay testé waaw ci téléphone yi dafa am benn anecdote bu ñu ma raconté benn waay bu viens en même temps Mado cool donc branché téléphone am di wuyu téléphone bi explosé ci nopp très marque ba xamoon naa ko damay bañ toog tey mënoon naa wax marque ba. non sérieusement c'est vrai. yàlla ngi lay seetaan. non dëgg la Pape Cheikh yàlla ngi lay gis. Pape Cheikh non c'est vrai. marque bi laay bañ a wax waaye xam naa dama teg télé bi. jéem a bañ mu woo ma après mais xam naa marque bi de. kaay nag gis nga li nga wax. Mohamed jëm nga ko. non gis naa image am na photo téléphone bi explosé gis naa image bu sax. marque bi am na pomme bu ñu xam. mais moi je vais te dire. am na pomme bu ñu xam. je suis sérieuse là. duñu wax ex Mado mu ne nga may ko mboq tuuti waaw. tangu ayca waaw. naan ko FC yow. xaaral ma lok sama bekku sugar dugg cinéma. tàngooy noonu lañ doon. képp ko. donc nag gis nga fa laay commencer déjà li Bijou wax c'est vrai et c'est prouvé scientifiquement Ali Baba Coumba ma doo bokkoo ci tuuti ngelaw ci ma doo nit moi kala ba ma neexalul ma duma wax je t'adore Pape Cheikh donc exactement mbokku téléspectateurs yéen ñi nga xamante ne da ngeen di seetaan li Bijou Ndiaye wax na li mu wax am na parce que nan dañ koy xamee nag Bijou c'est simple gis nga li ngeen gis ni li ma yore nii c'est des batteries donc batterie boo demee ba nga xamante ne. voilà donc Pape Cheikh moom il verra est-ce que ñaari batterie déjà tolloo nañu. tollowul. parce que benn bi da nga gis ni fi mu ne nii dafa gonflé. noonu ngay xamee ni nag téléphone bi exactement li ci nekk batterie bi baaxul te bu yàggee au fur et à mesure dafay exploser. donc ce qu'il faut faire à chaque instant nga yore benn téléphone boo xamante ne da nga dem ba mënatul tëju na nga vérifier batterie bi. bu fekkee batterie bi da nga gis ni dafa commencé gonfler ce qu'il faut faire. maanaam funki exactement boo gisee ni sa batterie téléphone bi di funki rek. jóg ci da nga ciy jóg nan nga ci jógee nag da ngay jël li nga xamante ne moo di puso wala paaka nga bënn ko. boo ko aussi parce que plus muy gonfler au fur et à mesure. day dem ba dafay exploser parce que ay produits chimiques moom moo ci nekk Bijou ñu def chimie xam na ko dafa am plomb ak ay bagages yoo xamante ne bu ñu commencé réagir entre seen biir rek. voilà il faut léegi nag mu exploser moom moo indi woon nag ki doon wax téléphone ba nga xamante ne mu exploser donc c'est vraiment reconnu scientifiquement ce qu'il faut faire il faut éviter. te di taamu nag di jënd li nga xamante ne moo di original te bàyyi sama mbokk yi soo weeru sa bu bëri que il n'est pas bon dans le net day comme ça parce que si vous faites que c'est gâté après vous allez avoir des problèmes pour nous alors nous chinois pas bon alors original. donc loolu astuce bu am solo la bu fekkee vérifier nga sa téléphone nga sentir ni mu ngi xaw a funki jëlal puso nga bënn voilà nga bënn ko nga sànni ko parce que quand même il faut savoir que ci kër yi ay xale moo fa nekk te mën na indi ay danger il y a pas longtemps on avait fait des recherches il y a pas longtemps on avait vu ki nga xamante ne dafa doon passer ak feeram mu jékki saa yi mu exploser donc vraiment c'est très important dañ ci def di reetaan mais quand même c'est délicat donc li ñu mën a joxe nag conseil ci mbiru téléphone la plupart on a tendance di jël suñu ay téléphone di ko branché ba pare di tëdd Pape Cheikh non seulement ça nous dérange parce que doo nelaw profondément saa yu message jotee ci diggu guddi gi yaa ngi yëkkati di xool yàlla ko dañ kumpa exactement donc ba ci rax ci dolli aussi léeg-léeg dafa am ay ondes yoo xamante ne daf koy dégager ondes yooyu nag moom mooy def ba nga xamante ne chaque instant nit ki day stressé day énervé xolam di tàng donc il faut éviter ces choses là et tenez-vous bien am na benn feebar boo xamante ne léegi dafa xew la monophobie
monophobie mooy lan. monophobie mooy jàngoro bi nga xamante ne fi mu ne nii en France 20% voilà de la population française fi mu ne nii daf leen dal ba ñu commencé sax di dem seeti ay médecins mooy tant que yorewoo sa téléphone Pape Cheikh doo nekk tu es tout le temps là en train de manipuler ma doo yóbbu leen ma ci médecin j'en connais quelqu'un boo xamante ni démb rek maa ngi ko naan mais del teg sa téléphone non c'est quoi là c'est quoi avec le téléphone donc loolu c'est une maladie. C'est une maladie qui s'appelle la monophobie tiens-toi bien tey boo dem bon bay génn Pape Cheikh nga dem ba dugg sa oto di dawal boo fàttee sa non boo fàttee sa téléphone looy def tu es malade tu n'es pas bien yaa ngi stressé yaa ngi sama téléphone tu es obligé daw bu ñu sàccee sa téléphone xoolal ni ngay mel donc c'est vraiment une maladie boo xamante ne monophobie la monophobie te ñi ngi ci faj ay nit Pape Cheikh alors ça existe au Sénégal xamaguñ ko mais quand même c'est un cœur rek waaw donc mu amaat lenn loo xamante ne nag c'est très simple xam nga comme par exemple dans ouais t'es très bien habillé merci c'est moi ce que je vais faire Pape Cheikh est-ce que le téléphone Pape Cheikh dit que je vais le toucher. Voilà, touche-moi un peu. Donc. Tu sais que am na benn poche boo xamante ne mi ngi sa intérieur kii d'habitude yéen foofu ngeen di def seen téléphone regardez bien mbokku téléspectateurs yi parce que c'est très important surtout ci suñu góor yi Pape am sa téléphone. boo xaaral ma nëbb yi sama téléphone yu baax yi nga xam ne mu ngi ci. dencal sa téléphone. ok je le mets là. c'est côté leen bu baax. ah ouais donc gis ngeen bu baax. Pape Cheikh bi ma ko joxee téléphone fan la ko dugal ci poche vestam poche vestam côté gauche côté xolam alors que ay ondes yoo xamante ni mi ngi ci saa su ne mën na indi gauche nga ko def doom ay xale da di seetaan ñu naan ma doo màgget baa ngay làmbatu ndaw bi waxal rek donc côté gauche voilà exactement donc côté gauche la defee téléphone am te tout le temps côté gauche boobu foofu la xol nekkee onde yi nga xamante ne fa la nekk mën na dem ba dafay jàpp xol bi donc vraiment téléphone baax na mais dafa am ay choses yoo xam ne c'est très important donc suñu góor yeeg suñu càmmin yi day leen di sóoraale loolu parce que ëllëg mën na leen indil ay gàllankoor loqati ko waaw dee koy def sa poche wala nga gàddu merci Mado am na solo juste nga dellu si ak ñun ci beneen juste une question c'est-à-dire est-ce que def ko fii gënul dangereux def ko fii voilà donc ce qu'il faut faire parce que fii aussi am na ay ondes de voilà non c'est vrai dafa am ay ondes c'est vrai il a parfaitement raison dëgg la de il a parfaitement raison regardez ci suuf c'est vrai xam nga on a dit que l'idée n'est pas de supprimer les téléphones l'idée est de nit yi di ko utiliser mais moins mais éviter di jël seen téléphone di ko def seen côté partie génitale yi mooy poche yi ce n'est pas bien di ko def seen côté xol aussi ce n'est pas bien il faut que je montre oui il le faut parce que boo ko defee fii sa poche nii partie génitale boo ko defee sa poche nii lii yëpp ay ondes la alors tout ça ay ondes la merci Maodo Mouhamed Ndiaye alors lii yëpp ay ondes la donc te ondes yi nekk côté bi dafa am valeur donc bu ngeen bañee seen ondes yi fii nii am ay problème évitez de mettre vos téléphones portables tiens-toi bien côté bi xaaral ma may leen beneen ordinateur xam nga ordinateur saa yu ko jëlee foofu nga koy teg ondes yooyu bu jàppee foofu itam du baax d'accord alors merci Mado gis nga saa yu ñu ñëwee ba heure bi rek heure bi dafay dem suñu invité baa ngi ñëw muy suñu star boo xamante ni actuellement dañu ko sopp lool mu ngi def tabac fii Sénégal muy Ouzin Keita alors il va nous rejoindre dans quelques instants ñuy nuyu nag waxaab bu baax di ku yàlla baaxal di sama xarit sama frère donc moom ñu ngi koy nuyu en attendant ñuy dem ci bon coin bon coup ak bon plan dañuy jàll ci bu amee ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko ci 88 628 22 22 wala 65 65 88 628 22 22 88 628 65 65 continuez d'appeler fii ba 11h ku dugg ñu jox la sa dépense en attendant dañuy jàll ci poste de surveillance alors suñu poste de surveillance bi mooy téléviseur bi nga xam ne ni mooy superviser li am ci TFM ak ci yeneen télévision yi donc yooyu loolu ñu ngi ciy ñëw dans quelques instants muy poste de surveillance en attendant ñu jël benn téléspectateur allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Pape Diallo na nga def. maa ngi sant bu baax na nga def. maa ngi fi. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. mbaa jàmm nga fanaane. jàmm rek jàmm rek tey ban heure nga yeewu. man teel naa yeewu moom. teel nga yeewu. waaw ndax xale yi dañuy jàngee yooyu. ok kon il faut ñu teral la moom. ah loolu laa bëgg moo tax ma woote. parce que da ngaa teel a yeewu moom.
moo am ndax dama la daa seetaan toujours bu ma nekkee Dakar. wax nga dëgg. léegi nag ñu andi ma Fuuta. léegi dama lay fekk ba Fuuta. léegi nag ma daal léegi nekkatuma léegi feeñatuma Dakar donc léegi fépp laay feeñ. léegi fépp laay feeñ. ma daal di kontaan. alors comme yaa ngi Fuuta. waaw naka waa Fuuta. waaw Fuuta ngi feeñ. fan nga dëkk ci Fuuta. Kanel. Kanel nga dëkk d'accord alors foofu ca Kanel boo xëyee ñaata ngay dépenser pour sa njaboot. man kay loo ma jox rek baax na. ñaata ngay dépenser 2000 3000 wala 4500. ñaata rek laay bañ loo ma jox rek baax na. léegi dama lay jox dépense ñaari fan. waaw dama lay jox dépense ñaari fan junni tey ak junni suba. loolu de neex na. wala ma def ko ñetti fan muy junni tey junni suba junni gannaaw suba muy ñetti junni ci yow. mu ngi la téeméer. jeex na tu gardes la ligne ñu jël sa numéro de téléphone comme ça nga jot say 15000 foofu ci Fuuta. waaw incha allah. merci nuyu ñu waa Fuuta. merci waay jërëjëf. bonne journée jërëjëf bu amee keneen ku dugaat encore ñu jox ko dépense 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 dañuy jàll ci poste de surveillance. Gardez la poitrine haute, serrez un peu les abdos, ça va cher? Ça va par là? Ensuite ça fait un genou. Le basique ça donnait 1, 2, un genou, 1, 2. ay gelo mi ngi lay nuyu bu baax. sa xarit sa ay gelo waaw kii tax dama guma dalal xel. moo tax waaw dama guma dalal xel. moo tax dama guma dalal xel ba tey. tubaab yi commencé ma di sama yaram bi yëpp muucu nen ko. def naa Oxygène 5 ans 7 ans def naa Walfadjri juróomi at Futurs Médias gi ma nekk maa ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yàlla naa fi retraité te balaa mu doon neexal yu su xëy na dàq naa la. nga ne ko maa bañ demuma xëy di joŋante par force. Cadre d'hommes d'affaires panafricains qui ont un sentiment panafricain, qui veulent changer les choses en Guinée-Bissau, qui ont certainement leur ambition aussi économique. Des fumeurs de crack. ñoom laa gis dans le 115 ñoo xam ne bëggatuñu seen àdduna dara. APR dañu am benn problème bi ñu am mooy lan dañu amul ay instance politique yuy dox yuy fonctionner. laajal Balla avertir nañ la ku nekk am na jox nañ la benn avertissement Coly Faye numéro 2 am na benn avertissement ñëw Coly Faye ñaar. Ngoné Ndour nag man aw ma moom wax parce que man Ibou dama ko rus waaye Ngoné aw ma moom wax jigéen la may jigéen mu wax ci télé dama ne bu ma dépassé 1 mètre moom xam na man xam naa. voilà mu ngoog mu nekkoon zap poste de surveillance gis ngeen alors côté programme ba léegi ci saison bu bees bi xam nga am na émission yu bees yoo xamante ni ñu ngi leen ko jagleel toujours rek bëgg a dab seen bànneex parce que ñoo ni woon je le rappelle encore que TFM mooy télévision miroir du Sénégal mooy miroir du Sénégal donc côté programme am na yu bees bokk na ci Jollywood c'est ce que je te disais tout à l'heure que ay sénégalais yu xarañ yu dëkk New York ñoo def benn chef-d'œuvre alors réalité télé-réalité la mu ngi tudd Jollywood dinañu ko seetaan à partir de samedi à 20h30 alors vous allez vous rendre compte que Sénégal xam nga déjà mu ngi doog a am matinal bi mu nuróol matinal boo xamante ni sénégalais yi la nuróol waaye mu ngi doog a am télé-réalité boo xamante ni pour sénégalais yi la ñu tuddee ko Jollywood alors dañ leen ci woon extrait bande annonce bi en attendant ñu koy seetaan samedi à 20h30 regardez. De la TFM, la première télé-réalité présentée par Jollywood Studio. US Africa Love. Fashion de l'Afrique de l'Ouest. À travers Jollywood Studio, traverserons l'Amérique tout entière. Et moi, dans la réalité de leur vie quotidienne.
waaw sa mbokk mu tàkk bi. Iba dans la colle, Sacha dans la salle. Celui dans ses délires. man d'accord ma pour ñu dàq. Chacun ses vies. Yeah. Ok. J'aime pas ça. Que ça soit la ak ma ko nobee. dañu daje pour ñu liggéey ak fulla ak fayda. US Africalor, bientôt sur votre grand écran de la. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous samedi lay doon 20h30 muy Jollywood alors télé-réalité bu mel nii defe naa musul am ci télévision yéen a ngi koy doog a gis donc samedi di ngeen ko mën a seetaan et on poursuit ak yéen ba léegi. Bon c'est pas grave dinaa wax li ma bëgg a wax. dinaa bëgg a wax li ma bëgg a wax léegi dama bëgg ñu accueillir suñu invité d'abord. kan la voilà dama bëgg ñu accueillir koo xamee ni Modou Mouhamed Ndiaye bi nga ñëwee sànq bërëng nga sa bërigo. mais tey di nga xam ni kii la dàq bërëng bërigoom ayca na invité bi dugg si na ñëw. man ko war a tànn yow. waaw tàcc leen ko. jaajëf waay sama xarit. des na ñii des na xale bu jigéen bi foo na guloo xale bu jigéen bi. sama xaritu xol est-ce que xam nga ni dama la bëgg. xam naa loolu. Philippe. Ouzin Keita Ouzin mosal ma dara ba pare balaa ngay toog parce que tey yow yaay sama invité mooy invité spécial bu émission bi. voilà mooy invité spécial bi mosal ma dara ayca te dafa ànd ak orchestre en plus. dafa ñëw ak orchestre baa ngi nii voilà Ouzin Keita en live. Ouzin en live dafa ñëw ak orchestre bi ay bool la ak ay bidon. na ko as góor bu jàppee daru na la na jëf sa rafet. tàccu leen lii. def leen lii. na kuli kandal. na kandal. ñëwal ni soo doxalu nu mel. soo doxalu nu mel. soo doxalu nu mel. waaw. tàccu leen lii. fekke leen lii. xamaguma dara. xamaguma dara. damay soog a door. xamaguma dara. nakandan. tàccu leen lii. fekke leen lii. soo doxalu nu mel. monsieur cameraman yi. soo doxalu nu mel. soo doxalu nu mel. masa. tey de rek kan tege. bu sa loxo toog. nga àgg loxo. tey de rek kan tege. waa nga de rek kan tege. bu sa loxo toog. tey de rek kan tege. tey de rek kan tege. nga di sa ndigg dem. sa dox ñaaw. tey de rek kan tege. Mbassa Ouzin Mbassa ayca kaay toog tàcc leen ayca Ouzin toogal léegi dañuy ubbi téléphone bi Mouhamed Ndiaye waaru nga di ci xale bi man sax damay xuloog moom avant ñuy sori Ouzin balaa ngay xuloog moom ñu jël ki nekk ci téléphone bi 88 628 22 22 wala 65 allo sama xaritu xol. allo kookan la. allo ndeysaan tey Dorine yàlla na jàmm moom yàgg ak alakale allo. amiin. allo 88 628 22 22
léegi Mohamed lu tax nga bëgg xuloo ak moom xoolal tàcc naa ba sama montre dagg ba sama montre tekkeeku non mais xam Pape Cheikh lu ma jaaxal waaw nee na Sénégal mooy dëkku xoo moom daal lu bon lépp Njaay la ko sant wax Njaay lu tax santul ko loolu lu tax loolu waaw loolu dafa am ndax Sénégal da nga tëdd sa kër sa loolu du nanga moo def xam nga Sénégal sos lañuy def inventé rek moo tax ma ne fii mooy Sénégal Njaay dëkk wax Njaay dëkk sos mais lu tax wax Njaay ak sos santul ko waaw si Sénégal Njaay la sant waaw non la santoon Ousseyn Mouhamed Ndiaye gis na boppam Pape Cheikh waaw Mouhamed Ndiaye gis na boppam mais nag Pape Cheikh avant ngay sori c'est que Ousseyn dafa am mérite xam nga lu tax déjà man mi yaro oxygène xam naa ci dara ba ma koy gis ravin lu tuuti la da daan dugg ñu naan booy bi est-ce que war na dugg boîte ma gëm ko man rek dama lay nettali benn anecdote gis nga bi muy génnee single bi fekk kenn xamu ko mu génnee single bi nit ñi xamoon nañ ko quoi muy ànd ak Ndeye Gueye et tout da doon ñëw di ma xaar buntu rajo bi ma nekkoon su ma génnee mu jox ma ko bu ma ko dégloo sama oto ne bon lii du ma ko teg non du ma ko teg parce que je me trouve gisuma woon sama bopp ci loolu quoi ma ne non du ma ko teg di dem mais chaque jour daf ko doon jaral moom day ñëw taxaw di ma xaar buntu rajo ba may liggéey 9h ba 2h suba génn et parce que yàlla yow donc ça me faisait tellement rigoler et entre temps j'ai quitté et je me suis rendu compte que lu yàlla tudd kenn mënu ci dara la preuve ce matin Bijou yaa ngi koy wax ci sa coup de cœur que actuellement il est en train de faire buzz bu extraordinaire grâce à des professionnels yu nekk ci ginnaawam alors dañuy jël téléphone bi et puis on poursuit waxtaan bi tey bu ñu neexee xaabaabal quoi ah voilà allo Baye Cheikh waaw kooku kan la Gana Diop na nga def sant yàlla Gana foo dëkk Kër Massar mbaa sa kuur yaa ngi kandang lii kandang bu baax yaa ngi kandang Ousseyn mu ne tey la rëkkante bi waaw noo ko waxee tey la rëkkante bi ku sa loxo metti nga waaw ku sa loxo tooxi nga àbbul loxo nga ni foo dëkkee Kër Massar nga dëkkee d'accord alors yow loo bëgg ñu defaral la tey waaw xanaa nga teral ma rek ñu teral la ci yu baax xam nga ndox du bàyyi yoon waaw gis nga ñaata ngay joxe dépense sa kër d'habitude bu fekkee bokk nga ci xale yu am jom yi non junni rek ah waaw def naa ko ñaari junni gis nga muy ñaari bis waaw alors tu gardes la ligne waaw tu gardes la ligne ñu jël la léegi nii comme ça ñu jël sa numéro téléphone xool nu ñu lay baaxee 10 000 yi d'accord merci papa. Voilà et puis mère Ami Fall itam yaayu kii amoon problème sànq te ñu jëloon ko ci ça peut vous arriver donc moom dinañu ko jox 15 000 francs comme dépense ayta ex ñu jàll ci bon coin balaa ñu àggali ak Ousseyn. alors très internet yi ñu ngi koy poser yi question Pape Cheikh. c'est quoi la question émission bi day toj. non nañ dem bon coin ba pare. c'est que defaguma dara. alors merci Pape Cheikh alors tout de suite fi ma yóbbu nag tey téléspectateurs yi pour wan leen benn coin moom mooy fi nga xamante ne moom mooy parc forestier zoologique bu Hann alors moom nag ñu ngi ko sanc en 1903 li tax ñu sanc ko dañ ko bëggoon def benn bërëb boo xam ne bërëb public la ku nekk dana fa mën a dem mag ndaw ak élèves yi parce que bu ñu fàtte ne foofu tam li ko tax a jóg du pour rek mala yi waaye itamit foofu am na lu ñuy wax faune ak flore maanaam ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc jëm ci science foo nañ fa dem waaw flore ak faune xama la faune cocaïne de waaw mën nga raay gaynde bu la ko jarale yow Ndiaye mën nga dem raay gaynde yi foofu alors donc foofu nag ca parc ba nekk na aussi un parc sportif waaye tamit dafa nekk fi nga xamante ne dafa am dex googu nag ñu bëri tey Sénégal xëy na dex yi bëriwuñu waaye dex boobu nekk na dex boo xamante ni bëri nañ fay dem di fa wéet pour jàng di gëstu wala di xalaat donc parc boobu nag tey laa leen andil pour wan ne sénégalais yi aajowu leen ngeen di dem ba Mbour sori na lool waaye am ngeen bërëb boo xamante ne tey am na lépp te mi ngi fii Dakar ci digg Ndakaaru ñu seetaan reportage bu dellu see ma ko ci parc voilà donc mi nekkoon parc Hann donc gis ngeen ko picc fa nekk xam ngeen luy xodd waaw xam nañu xodd xeetu picc la ok waaye xodd moom dafa baadoo la waaw xodd baadoo la moo xam ngay sori lu tax ñu tuddee ko xodd xeetu picc la xodd benn xeetu picc bu weex la moom la ñuy wax bu bëri Thiès waaw bu bëri Thiès dafa weex daal rek même xeet la déedéet est-ce que pélican la je sais pas comment on appelle ça en français xaw ma seet waa ci tubaab waaw te mu ne ci mbalit te mu mën a kii rek
te mu mën a neefere rek. non xoot moom fu mu tax xam nga xoot moom dafa ne weexal yére weexal fi muy taxaw. voilà parce que ay kii moom dafa weex quoi. donc nga gis ne Pape Cheikh donc nekk na endroit boo xamante ne Sénégal yu bëri xëj na xamuñu ko waaye ñi dëkk ci dëkk bi mën nañ dem dafa noppalu mën nga am ñu fay def pique-nique y a le parc zoologique. jarul ragal cherul et tout. non du tout c'est que alal dugg bi ñaata la bariwul donc dama koy bañ wax xëj na mais dugg bi bariwul ba noppi li may wan lii yëpp doo fay. parcours bi doo fay mën nga fa dem aussi tamit ci ñi nga xamante ne dañuy dem di gëstu ci wàllu ay gàncax mooy garab yeeg yooyu mën nañ fa dem pour am na plante yëpp façon xeetu garab yëpp nga fa ba noppi tamit atu bi nga am moom mooy c'est calme et puis y a la sécurité. D'accord. donc te ñu ngi ci digg Ndakaaru. donc ay bërëb la yoo xamante ne tey. Sénégalais yi exactement fan la nekk. fii gaynde nekk mu tam sécurité. mais dégg nga ba léegi gaynde rey na kenn de. dégg nga mosoo ko dégg gaynde rëcc na. talul xel gaynde bu kii mosoon nañ ko taaxale. li coot sekk naan bu gaynde tey moom di nga xam ni sama gars yi ñoo baaxi yeel. donc Pape Cheikh fi ngay gis tamit Mbacké Thiam yu bëri. mu nekk daal endroit boo xamante ne j'invite maa ngi invité Sénégalais yëpp. vraiment ñu dem fa. accès bi yomb na parce que bus yëpp dañ fay dem calando yi dañ fay dem. voilà donc mi ngi fi mën nga wàcc boo ñëwee ba impôt domaine rek kii naka lañ koy waxati waa service des mines. waaw côté Maristes bi ngay jaar kay bàyyi mën nga duggee noonu ca gannaaw. am na porox ndool bu nekk. mën nga jaar boori Castor bi itam ne le. waaw kay mën nga jël front notaire. boo rombee ñoom bisu boo rombee côté EMG bi. waaw exactement na nga mel ne nag kuy dem yaram. nga romb autoroute tamit. nga romb si suufu pont bi nga jaar. bul yéeg. mais même pour vous dire am na ci ay écoles yoo xam ne dañ ko inscrire seen programme. voilà pour yóbbu fa xale ya. voilà wane naa ko léegi. très bien ay jardin yu yóbbu foofu seen ay xale ñu dem visiter. parce que la nga fa mën a am mënuloo ko am feneen ci Sénégal. super muy un endroit qui regroupe autant d'animaux. amul benn ba noppi endroit la boo xam ne dafa am dex ba pare ñaari li ci ëpp solo aussi. moom dañ ko aménager pour que nit ki mën fa dem. dallu. ok donc d'accord moom la ñuy wax noppalukaay. ok alors te ñoo ko moom suñu alal la. super li ñu des ci ay minutes bëreetul la. on finit dans 10 minutes. je vais rejoindre mon invité. ñu toroxal seen ngeen tàccuwaat ko bu baax Ouzin Keita mooy suñu invité ku nekk benn question nag parce que star la te amul jot day préparer grand théâtre. voilà day préparer grand théâtre. day préparer Zénith day préparer grand théâtre donc bu leen ko lakkal ak ay questions Mamadou Mouhamed Ndiaye demal. une question pour Ouzin. première question mooy am na image yu ñuy gis nga sol yére jigéen. ñu lay waxal yenn wax yi ne da nga jege ñooñu image boobu loo ci dugal taxoon nga sol yére jigéen ñi. da nga maa laaj lu ma gën a neex xam nga man Ouzin Keita ku ma xam kenn xamuma su ñàkk fayda. fulla fayda man 10 ans maa ngi taaj. Ouzin bërëb bëri ko nag mënut a ànd ak fayda. non maa ngi ñëw 10 ans maa ngi taaj boo nii. xam nga tam fii mooy Sénégal ñëpp nañu wax bàyyiwuñ kenn. doomi si nañ lay wax ak keneen. fii ku ñeme ku bëgg akara foog nga ñeme kaane. dëgg la ñuy jox si ginnaaw. non xam nga dem sama ginnaaw fu mu toll nii. sama fu bakki Allah di fal dama gëm sama bopp. dam kenn du ma tere dam. bu ma sonal xanaa lu jóge foofu fa yàlla. waaw du si nit man sama papa. bambara sama yaay géwël Bisu Njaay nii. xam na ma. sa géwél ju ñoo bokkoon ba nekkee xale noo ànd. mais di fecc fuudal Pape Cheikh di tànk du laal bi kon da kay laal mais Pape Cheikh bi Ndiaye nag ñoo yàgg noo ko doon defee bi tànk du laal bi ah Ouzin waaw wuy ma du laal bi kon da kay laal wuy ma def naa wuy ma moom mag nga di nga xale laa di nga brand yaa mais Ouzin loolu war na gis doo bëgg a xam parce que yow. ma dama yàgg taaje booni. ma kaay dama daan taaje booni. li taaje booni bi passé teg nañ ko benn télé. c'est que ñu ñoo bon bëgg yàq sama limitation gis nañ Ouzin Keita mu ngi commencé dem benn niveau bi. waaw ñu ne bu kaay ñu commencé yàq. waaw man demoon naa sama bopp xamoon naa bàkki Allah di fàllu ma damay xamutoon loolu ndax damaa sonn ci commencement bi. ndeysaan. waaw def nànk di fecc may fees ñu di ma reetaan. Ouzin Keita ay waay dofu ndéygéey bi turu ndéygéey bi. ma jàpp ma xam ne tôt ou tard dina feeñ. maa ngi sant yàlla ku ne may wër Marème Faye Sall sama kay daanal dig na ma kër. j'adore ça nit da ngay gëm sa bopp. waaw alors bi nga commencé di cartonné ba léegi defe naa xale yu jigéen ñi ñu ngi la topp wax ma am nga gel. non man aw ma.
ah sa gel bi bàyyi naa ñëpp. ah man ma dégg ne am na ko doon gérer fan yii. non c'est que xam nga tam dafa lu ma bëgg moo tax. dafa lu ma bëgg. daa am loo bëgg. waaw xam nga kan la am na fu mu toll nii. kon sama aar bi. kan sama aar bi. sa aar bi ok. waaw léegi dama dégg ne dama doon xeex. temps yi passé. ñu dégg daal ñu dóor ci dóor yu métti. non la question dégg naa ñu posé question moo dóore wala dañ ko dóor. déet dañ ko dóor laa dégg. kaay ma bu ma doon xanaa kon ma fee waa dajat ma. ci ful la. xam nga du ma fen. damaa jugee APS laa jugee Yoff. seet si sama benn jigéen koo xam ne sama jigéen la yaayam sama géer la. mu kooku moom Mama Sarr. ma ànd sama tëy ma ànd amee ci jaan sama xarit bi. man moom ab Babacar ñu ànd. tey bés tey wax dafa jot. sos ma fenn ma. man du ma fenn ba ak sëñ Fall lu ma xam ne maa ko wax. ñu ànd. kooku sol tubay peew. ba mu solee peew. benn xale daan na yaa xool kii lu mu sol. ba kooku di saaga kooku nday. ba mu koy saaga. ma ne ko lan la fekk xamatam noo jël lay de man bëgguma di ànd nit. ñu wax leen nit ki wala dara man at saab man nee naa ko am bàyyi mu seet na ko man mi yenn saa ñi boo ma saaga ma nday. ba ma gis ni Ouzin Keita la laa bañ. ma dugg naa si biis maa ngi ànd Ndeye Gueye ñu Ouzin Keita saaga Ndeye Gueye ma tourné fa saaga ñu biis ba indi fa histoire bàkki allah fa dugg naa si oto ñu am ñu ne fa Pape sa Diallo ma jël wax ja c'est que ma bëgguma xeex bi waaw man kaa man damay pukkili de bëgguma ko wax sama nit da nit da ngay surtout sa nit loolu laa xam mun ngaa sa image munoo xool sa image yaakaar da ngaa dof wante lu nekk sa xol yow xam nga yàlla xam na tagga su doom amee xam laa xam dëggu à sincère bëgguma hypocrite Ouzin demal neexalal bis bi en attendant ngay dem Zénith. xam àggali. ñu saaga kooku. ban saaga kooku. mot ne kii xale la dañ koy bàyyi xam nga kii xale la xamu dara. wax ñi ma àndal nag ñoon songooñ ñi ma àndal xam nga tey ma àndal. ça va comme si di xeexa benn gannaaw man nag àtte. man nag daanu naa du ma nëbb faxa salu naa daanu naa xaw ma ne maa pàdd xaw ma ne maa xas naa waaw faxa salu boobu moo yaakaar wante bu ko di génnee xam ne ma Ouzin Keita ba ne at si nga buy def lii ba ànd di xeex yow waa kenn dóor ma nañ ko bàyyi nag bàyyi leen xale bi bàyyi leen xale bi mu dem suñu classe yi ñun ñi nga xam ne dara safuñu ñun mun nañ ñoo solal ñun amul problème ñun nañ ñu lakkal mais xeetu xale yi nga xam ne ñu ngi soog a door na ngeen leen jàppale ñu dem quoi bu leen heureusement ba man xam naa ñu ko encadré xam naa staffam ay professionnels des gens yoo xamante ne dañu xam lan mooy art ak lan mooy statut ku xew te que ñooñu ñu ngi koy jàppale bu baax ak say géer tamit ñoom sa samada waaw kooku sama benn jigéen la si Jeanne waaye bitigam moo tudd c'est Samada waaw léegi jógal ñu ambiance nag Ouzin yow tamit foo ñu yóbbu fu ma la yóbbu fu ma waaye wooy ma woy si la ay sa demal borom xol ba rafet yéen a ko jàmm boo koy yéen a wër jàmm day dem yéen a ko jàmm yéen a ko jàmm ko yéen a jàmm day dem ko jàmm fi may Sénégal Njaay dëkku wax Njaay dëkku sos Njaay dëkk Abada Njaay I don't care tàccu leen lii fekke leen lii satala bu amul ki beer gabola satala bu amul ki beer gabola wante waxtaan bu amul dëgg bëgguma wante ndëgel bu sincère bëgguma ne ko kakataat dégorat dindiloo moom na ko walax jaan bëgg naa takk fel daa amul nit ne ko na naat bëgg naa fu ko ret daa amul baat ne dof la na loxo yi daje tàccu leen lii fekke leen lii xamaguma dara dafaguma dara damay soog a door xamaguma dara ma Fatima sama yaay nam sama baay tàccu leen lii fekke leen lii buri kandang na kandang kandang na kandang kandang
lii mooy extase mais ex xam naa journaliste du fecc ci télé Mouhamed du ko mën mais il faut mu jàngal ñu bii nii kaay ma xool ndax mën nga non kaay jàngal ñu ko defaatal bon Ouzin tooñ nga ñu nag alors lan ngay préparé yaa ngi préparé grand théâtre dégg nga. waaw man kay dama ko bëgg a tuddee sax. man ko fay ko tuddee. bravo parce que am na ñuy laaj kañ ngay dem de. voilà ci son bi. waaw way na Paco Jackson waxal Paco Jackson Thiam. Paco Jackson Thiam. et puis am na leneen sa papa nu mu tudd. sa papa nu mu tudd. Namsa. sa yaay. Maam Fati. mais est-ce que mën nga ñu wax li ngay wax ci way bi nen xaw ma lan am nga lu muy wax. lépp baatu léemu la. waaw noo koy waxee léemu ko. yaa ngi naan lan. maa ngi naan kakataar. garab goo rang di ndoom moom. na ko walax jaan bëgg na takk fer daa amul ndigg. ne ko nen na bëgg nga ko rendi daa amul baat. nen dof la. nen dof la. sa xarit Adja mi ngi lay nuyu dëkk fii ci corniche bi. waa Adja kooku sama nit la. Pas cher ana suñu question mais heure bi jot na dégg ngi toog suñu yaay ngi toog Adja Dégène dëgg la Alaaji ñu ngi lay nuyu Adja Dégène wallahi toog Adja Dégène suñu yaay ñu ngi lay nuyu Diallo maa ngi nuyu équipe bu yeewu leen yëpp di leen sargal di leen félicité waat bu baax di nuyu suñu doom boobu Ouzin Keita di ko ñaanal mu yeggaleeg sagoom macha allah di leen xamal ni rek ne Wareef saison 4 ubbi na ci kàttanu yàlla ñaan yàlla rek door ak bisimilah rahmaani rahim Pape Cheikh yeggaleeg alhamdulilah rabbil alamin kontaan nañu lool ci yéen ci li ngeen di def jërëjëf yaay kontaan nañu ñun tamit kontaan nañu xam naa Ouzin daf lay mosal dara ñun ñu tàggoo waat émission bi merci Mamadou Mouhamed Ndiaye suba ci revue de presse bi bisous je t'adore à demain merci ex yow tamit demain bon coin Mado il faut gars yi wane la tuuti comme ça ñu defaale écritel bi gars yi mën la gis ci sañse bi ak bopp beeg ak bopp bi ak ñoom seen il faut gars yi gis ko li nga def tey voilà donc complexe Sophia comme d'habitude rek complexe Sophia voilà mu ngoog merci à tous gërëm Waxab merci ci jàppandal bi ak gars yi nga xamante ni ñu ngi réagir par rapport ak émission bi nii rek la chaque jour lundi ba vendredi 7h ba 11h man ak sama Ouzin Keita kontaan nañ ci yow looy tëjee may ma yooxu bi ñu tegaale clip bi pour tàggoo Maman Dégène may ñu 1 minute rek di nuyu itam Paco Jackson Thiam dafa toog ci télé bi nice ñoom saa neex na Ouzin Keita ko jàpp ma dem dëgg la jeex na man xam na si loolu dama àgg son si ak tax du baa ki moo dëgg la naan xale bi mi ne la ma jàpp la ma xamoon naa tôt ou tard dina ñëw ndax damaa gëm sa mbokk xam ne li ëllëg damay kii waa de kaay ma xamal ne nag gisagoon dara da nga gis benn sa bërigo bii pa ay parents ay yéeg ay parents may ma ci yóbbu bi ci géej may ma yóbbu bi Merci à